mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd avec ITV daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar la ca gën a fës coronavirus ak coow la mu àndal ba mu waxee ne faju chloroquine baax na ci bile faj mbas moom moomee nag coow da ko topp mu di Didier Raoult borom xam-xam bu mag bi juddoo fii si Sénégal yaakaar judduwaat ak la mu fësal ci gëstoom yaakaar googe ak leneen ci xibaar soxal coronavirus la nar waxtaane ak groupe E-Media Invest daañu ci dikk ci bile jotaayu xibaar ci bésu tey bi jàpp leen rek ne am na yeneen fukki nit ak benn yu am Covid-19. Sénégal am na ndox bu doy dafa fekk rek ne yenn ci ay jafe-jafe dafa aju nag ci gox yi fa mu nekkee lu ni mel Serigne Mbaye Thiam daal di xamle moom mi ñu dénk wàllu ndox mi mu teg si nag ne Sen'Eau ak SONES ñu ngi def seen kéem kàttan ngir ndox bañ a ñàkk ci jamono joojee nga xamante ne jot Kër Momar Sarr 3 mën naa xaw a tardé tuuti. Hissène Habré génn na ci kaso bi waaye nag lu toll si juróom-benn fukki fan rek lay doon tey nag suñu ndaw daal dinañuy dem ca Wakam ak Almadi foofee nga xamante ne fa la ami kër daal di fay waxtaan ak askan wi dëkkee foofee daañu leen teewlu si biir xibaar yi yaatal bi neskis lay doon. mbokk yi daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar ni ma leen ko junjee ci bopp ay fan a ngi nii jàpp ay semaine sax ñu di wax ay waxam moom moomee gi nga xamante ne moo di Didier Raoult fësal rek ne chloroquine baax na ci faju mbas mi di coronavirus moom nag jot na sekk waxtaan ak waa groupe E-Media Invest ñàkkul nag balaa jotaayu xibaar yi di buur daañu ci ànd ak Amagor Robert Niang mi ñu jàngatal lenn ci ay pàcc ci waxtaan bi ñu daal di dikk rek ci li nga xamante ne ni moo di bésu tey bi kaaw Covid-19 yi nga xamante ne nemmeeku nañu ko daanaka lu toll si fukki nit ak benn am nañu ko juróom-ñeent yi nag dañoo doon ñu ko wàll ñaar ñi dañu ko jëlee ci dëkk bi suñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu xamal rek ne am na fukk ak ñett yu nga xamante ne ñoom wér nañu ñu teewlu ay kàddu Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu wérgu yaram. tey talaata juróom-ñaari fan si weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat test yi ci téeméeri test ak fukk yi ñu def tey fukk ak benn ñoo ci positif bon dëkk ñoom ñoo am jàngoro ji juróom-ñeent yi ay cas contact la yu ñu doon suivre ñaar yi ñoo nekk transmission communautaire mooy ñu ko am te xamuñu fu ñu ko jëlee ñu leen di yëgal ne fukk ak ñett ñoo xamante ne ñu ngi leen doon hospitalisé mën nañu wax ne tey wér nañ danañ leen génnee ci bés bi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di yëgal ne ñi nekk hôpital ñi ngi yëg tan ba mu commencé ak léegi mën nañ jàpp ne ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar i cas moom la Sénégal déclaré boobu ak léegi ci ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñaar yooyu téeméer ak juróom wér nañ ci ñaar génn nañ ci àdduna kenn ki évacué nañ ko bon dëkk fi ñuy wax ak yéen téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk hôpital ñu leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu déglu bu baax te dégg ndigal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a daan Covid-19 bi. Abdoulaye Diouf Sarr moomee nag yëkkati na yeneen kàddu jëmee nag ci digle yi nga xamante ne dafa tukkee ci comité national bi saytu wàllu feebar yi wàlle ci seen liggéey bi nga xamante ne amal nañu ko ni ki démb bokk na si lañ ca jëlee muy ne rek fi ñu toll nii Sénégal waratula nangu benn nit di jóge ci dëkk bu nga xamante ne dafa am Covid-19 di teere fii si Sénégal ñu teewluwaat Abdoulaye Diouf Sarr. ñu yëgal leen tam ne démb. comité national de gestion des épidémies mooy kuréel gi xamante ne moom moo yor xeexu Covid-19 bi daje nañ démb ñu tënk ñaar bu njëkk bi ñu ne cas communautaire yi mi ngi bëgg a bëri mi ngi bëgg a jégg dayo bon dëgg région bu nekk gouverneur bi mooy diriger comité régional bi xamante ne moom moo yor xeex bi ñu ngi leen di ñaan ku nekk nga am taxawaay
pour cas communautaire yooyu ñu mën ko daggal nu mu gën a gaawe beneen bi comité boobu jàpp mooy ci wàllu transfert u dépôt yi mooy ñi xamante ne dañoo faatu bitim réew ñu war leen mën a indi denc leen ci seen réew ñu ne jàngoro ji fi mu toll léegi ak wàll bi ni mu gaawee te koor yooyu bu ñu ñëwee ni ñu leen di téye xamuñ ndax dana mucc ayib am ndeet comité bi ñaan ñu dakkal bépp transfert parce que fii ñu toll ci xeex bi waruñu jël benn risque boo xamante ne dana indil ñi xamante ne ñooy xeex yeneen problème yoo xamante ne day dégg dayo bon nag transfert u corps boobu comité bi ñu ngi demander à ce que ñu bañ ko autoriser benn yoon. ay semaine a ngi ni coow topp lool li nga xamante ne moo di ay gëstu yu mu fësal dal di xamle rek ne chloroquine baax na ci faju mbas mi di Covid 19 moom moomee nag moo di professeur Didier Raoul dal di juddoo fii ci Sénégal moom nag am na waxtaan bu mu sekk ak waa E-Media Invest Amago Robert Niang am na lu mu ci jot a tënkal. À l'époque actuelle, on doit faire autre chose. Et ce que l'on doit faire en maladie infectieuse, c'est diagnostiquer, traiter. kenn dootu ko présenté moom mi le ayu bés yi ñu génn ba tey jii mu ngi wëy di fës ci xeex bi àdduna bi di xeex ak jàngoro bi di coronavirus professeur Didier Raoul moonte Dakar gii la juddoo te ba tey jii mu ngi wëy di am cofeel bu rëy ci Sénégal. La maison dans laquelle nous vivions était dans le bâtiment même de... Ndakaaru kër gi ñu dëkkoon mu ngi nekkoon plateau ñu ngi koy fàttaliku ba léegi mu ngi jànn woon ak plage bu Anse Bernard. Très attachant. moom Didier Raoul kii di waajuram bu góor moom it professeur la woon fii ci Ndakaaru mu def fi lu toll ci juróom fukki at mu mel ni topp na tànki baayam jamono ji fekk coronavirus lëmbe àdduna wërngal képp moom doomu France bi di xamle ni fàttewul benn yoon Sénégal bi mu juddoo. On est aussi en rapport avec mon ami Mboup. jamono ji nga xam ne mbasum coronavirus mu ngi yaatu sama xel mënta ñàkk a dem Sénégal si noonu sax maa ngi liggéey bu baax a baax professeur Mboup moom mi nga xam ne gëstu nañ ci lu bëree bëri loo xam ne moo jëm ci wàll yooyu am na ay jéego yoo xam ne ñu ngi koy def waaye bu leen fàtte ne man ci boppam daanaka Sénégal la moo tax li nga xam ne moo fi xew moom mënta ñàkk may bàyyi xel réewum Sénégal. Me sentir concerné par les choses qui se passent, y compris dans le cadre de cette épidémie. ci lu jëm ba tey ci law coronavirus fii ci Afrique sowu jant professeur Didier Raoul di biral ni mën naa bañ a mel ni nu mu lawee tugal ndax dëkkuwaay ak nekkin yu wuute. Relativement, pas entièrement, mais relativement protégé par rapport aux autres pays du coronavirus actuel. mën nañu wax ne Afrique am na tuuti kiiraange goo xam te ni nekkul lu yaatu waaye tamit lu mën a soppeeku la kiiraange goo xam ne nag mu ngi doxe si ni nga xam ne noonu la Afrique tëdd waaye tamit jafe-jafe yi nga xamante ni bii réewu tugal yi ñu ngi koy am yu bari ñoom duñ ko am ndaxte dinañ daan jëfandikoo lu baree bari si li nga xamante ni bii moo jëm si liy saafara jàngoro si biiru muy ay garab yu ñu doon jëfandikoo te yooyu lay garab daanaka yu si bëri nag dañoo efficace ngir xeex li nga xam ne moo di jàngoro coronavirus ji tax na ñoom seen yaram mel ni lu koy bañ bu baax a baax waaye loolu it nekkul loo xam ne takk bu dëgër la mën naa mbir yu soppeeku. En Afrique subsaharienne que ce qu'elle est en Europe. ca ndorteel ba professeur Didier Raoul am ñu bëri ñu ko diingat ci ay xalaatam wante jamono ji dafa mel ni pas-pas ak gëm-gëm bu mu ci àndal ca ndorteel ba tey jii may nañ ko dëgg ba xalaat yu bëri wëlbatiku ci moom jublu itam ci chloroquine ngir fànk mbas mi di Covid 19. Amago Robert Niang jërëjëf Sénégal am na lu doy ci wàllu ndox te jafe-jafe yi nga xamante ne dañu ko fi faral di nemmeeku dafa aju rek si gox-goxaan yi nga xamante ne dafay ñàkk fa ñu nekkee lu ne mel Serigne Mbaye Thiam dal di xamle moom mi ñu dénk wàllu ndox mi moo nekkoon ganu matinal i rajo ak ITV mu dal di si teg nag ne Sen'Eau ak SONES ñu ngi def seen kéem kàttan ngir Sénégal bañ a ñàkk ndox ci jamono gu nga xamante ne jot ci kër Momar Sarr 3 mën na xaw a tardé tuuti. Cheikh Assane Fall ma Fall. ndox doon na loo xam ne ñëpp a koy soxloo surtout nag ci jamono joo xam ne dafa nekk loo xam ne dañ ko warti yore ngir mën koo jëfandikoo ngir mën a xeex ak lii di coronavirus bi le mu doon ab denrée boo xam ne nit ñu bari ñoo ngi wax ne ngir ñu jot ci metti na loolu waaye jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbiru ndox ak cet gi ci biir réew mi moo ngi dalal xel di xamle ne soo jëlee Sénégal ñu fi dëkk ñu ci ëpp ñoo ngi jot ci ndox ni mu waree waaye am na ay yenn gox-goxaan yoo xam ne nu ñu féetee moo tax ñoom ndox ngir ñu jot ci day metti duma nangu ñu ne
jafe-jafe yooyu dañ koy méngale ak li Sen'Eau ñëw parce que ñun ñëpp xamoon nañ ne balaa Sen'Eau di ñëw li nga xam ne moom mooy génn ci ndox ñu koy indi ci Ndakaaru Thiès ak Mbour nga xam ne foofu li ñuy consommer ci ndox moo gën a bari ci Sénégal ndox moom mu doyul woon. bi lépp situation sax tax ba ñiiti waa Sen'Eau ak waa SONES booloo ngir mën a xool nu ñuy def ba andi ci saafara. bi crise bi amee ñu wax Sen'Eau ak SONES ñu def daje jox gouvernement bi benn programme boo xam ne bii juróom-ñaari milliards la pour gën a taneel ñëwum ndox mi ci yenn quartier yi du régler problème yëpp à 100% mais ku daan am ndox xëj na ci ñeenti waxtu xëj na mën ngaa am léegi nga am ko ci juróom-ñetti waxtu wala dara. li jëm ci mbiru cet gi tamit doon loo xam ne fàttewuñu ko benn yoon na ndax nguur gi taxawal na ab projet bu mag ngir mën a xool nu muy def ba réew mi cet mën fee am. président Macky Sall ci at yi passé lancé na benn programme bu ñuy wax programme assainissement 10 villes maanaam ay fukki dëkk yoo xam ne ñu ngi fay def assainissement Tëngéej am na problème assainissement te Kaolack fi mu nekk nii am na fa ay programme assainissement yu ñuy def muy ci eau pluviale mooy ci ndoxum taw mi muy ci eau usée donc yooyu ñu ngi ciy liggéey. su dee ne KMS 3 bi ñu waroon jot ci njeexitalu at mi waroon na tax ba nit ñu bëri ñàkk ndox gi ñu doon am mu jeex waaye crise bi xam ne coronavirus taxawal na ko dina tax ba ñu bëri mar gi nar naa yàgg ci ñoom. Sénégal am na ndox mu doy lu ni mel borom xam-xam bi di Boubacar Bari dafa ko dëggal waaye mu teg si rek ne dafa fekk ne faw ñu def ci ay koppar yu bare bu ko defee mu bañ fee ñàkkati Boubacar Bari la ñuy teewlu ci micro Cheikh Assane Fall. non jafe-jafe bi mooy koom-koom bi moo amul rek pour mën a parce que pour ndox jëlee ko fa mu nekk liggéey ko ba nga xam ni nit ki dana ko mën a jëriñoo dafa laaj alal dafa laaj nga am alal pour def ko. problème bi nag mooy ñun yàlla dafa def fi ñu gën a bëri leen ndox nekkul ci diggu réew mi dafa nekk ci boor bi ci frontières yi la nekk wala mu nekk ci géej gi donc loolu mooy problème bi question de koom-koom la mais du question quantité parce que ndox am na fii projection yi nit ñi def ci changement climatique yi soo demee ba fii ak 2050 du waruñoo am problème mu ndox. ni ki tey ci suba jëwriñ gi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu dëkkuwaay moom daloo na ñetti ci ay jumtukaay ñu di ko dippee ñetti giratoire bokk nag si luy gën a ñoŋal suñu cadre de vie lu ni mel amoon ci teewaayu maire bu Ndakaaru Soham Wardini mi sàkku nag ñu daal di amal ab topp ci loolee ba dara bañ a yàqu Abdourahmane Ly Souleymane Diallo. Un programme d'aménagement paysager urbain, de traitement et de valorisation des déchets sera aussi mise en place sans délai pour des villes vertes zéro déchet. mu di ay kàddu njiitu réew mi yoo nga xamante ni jëwriñ gu ñu dénk wàllum tabax gi logement ak set gi xaarul benn yoon ci doxal boobule bëgg-bëgg mu bokk ci programme bu ñu tubbee Sénégal zéro déchet jëwriñ gi gàlloo mbir moomule taxawal na jubluwaayam te mu toll ci téeméer ak juróom-ñetti rond-point yoo nga xamante ni dañu ko war a defar ba mu yànj mu di mbir yu ñu mën a seetlu déjà ci rond-point yu ci mel ni OMVS Sacré-Cœur Mermoz ak EMG nga xamante ni soppi nañu seen xar kanam. tey nag def nañu aménagement yi 108 maanaam téeméer ak juróom-ñett ci ay rond-point ay giratoire ñoo am région de Dakar ñeent yi njëkk lañ tàmbali fi mu ne nii ak mouvement MDS dañuy wax ne Sénégal lu bëri defar rond-point jafewul boo amee moyen am nit yu ko mën waaye li gën a am solo mooy pas-pas bi ak organisation bi nga xam ne mooy tax nga def suivi bi. muy bëgg-bëgg bu mu amoon te mu nekk jamono ji jëm ci liggéey ak jëwriñ gu ñu dénk wàllum tabax gi logement ak set gi jëm ci rond-point yi le nag Soham Wardini ngi taxaw ci topp gi. ndax loolu laa doon ñaan yàlla kon mën naa ne sama mbébét yàlla nangul na ma li ma bëggoon ànd ak ministère bi di liggéey parce que loolu mooy yombal liggéey bi. mu jël fleuriste yi impliqué leen ci projet bi ñoom ñoo defar lii yëpp te ñoom ñoo nar a toppatoo place bi ndax place bi boo ko defaree ba mu rafet te amuloo ku koy entretenir aussi day yàquwaat rek def nañ ko fi defaat nañ ko fi mu yàqu waaye bii yoon yaakaar naa ne Dakar ville propre ak Sénégal zéro déchet fii mu commencé ak nii ñu ko tàmbalee yaakaar naa ne danañ ci am ndam. fleuriste yii la nga xamante ni dañoo dajaloo ci kuréel gi dajale pépiniériste yi ak jardinier yi mu di kuréel bu bokk ci taxawalu bile xarkanam ba noppi nag di xamle ni pare na ngir topp gi.
waaye dañu fas yéene ànd ak ñoom nag ba 102 rond-points yi yëpp ci Dakar ñu defar ko waaye duñ ko defar rek bàyyi day am suivi ndax defar yomb na waaye toppatoo moo jafe moo tax ñu lëkkaloog ministère bi nag ci ndigalal président fas yéene ànd ak moom ak fournisseurs yëpp ba liñ bëgg ñu am ko ci. xeetu mbir yi le fas yéene nañ ko def ci Sénégal gi yépp bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi lépp nag ngir fexe ba Sénégal bokk ci dëkk yu ñuy gën a tudd ci wàllum set. Abdourahmane Ly jërëjëf. ñi nga xamante ne dañu doon ay waay laago fii ci Sénégal ñoom nag la ñuy sàkku mooy di daal di leen toxal ci ministère jële leen ci fi nga xamante ne fa la ñu nekk muy ministère bi yore wàllu wérgu yaram ak action sociale ndax ñoom kat la ñu jàpp mooy ne ci boobule ministère moom daañu la jàppale waaye nag du tee doo mënal sa bopp ba mu jeex tàkk ñoom ñooñee bootu ci boobule kuréel nag dañu doon joxe ay ndimbal ngir ñi bokk ci seeni kuréel mën a toog seen kër Mamadou Lamine Fati. ñoom seeni mbir bu leen di taxoon a gën a am xaalis doonoon na yelwaan wile tey jile ak état d'urgence bi ak couvre-feu bu ñu teg soxna si le moom amatul dara lu muy dundee. kuy dimbali ku ne ci ñun la war a commencé ci ñun la war a eggale ndax ñun benn mënuñu amuñu ànduñoo quoi li ñuy am ci suñu weewu tànk yi lay génne ci lay jóge kon bu ñee toog leen benn place te nekk ay jaboot te suñu ji kenn ñun la gën a mit bu ñu xoolee jafe-jafe yi nga xam ne nit yi nga xam ne ñoo amee laago ñu ngi koy dundee loolu tax na ba seen kuréel gile di woo président Macky Sall ñoom ñile di bëgg rek ñu jëlee leen ci jëwrin bu ñu nekk yóbbu leen feneen fu gën. tey jàpp naa ne tamit moment la boo xam ne il faut que ñu lancer appel au gouvernement du Sénégal mu jéem a cohérent ci politique am parce que soo nee handicapé yi soo nee da nga teg le plan émergent le plan Sénégal émergent wax autonomisation te nga jël handicapé ya dugal leen ci ministère boo xam ne dañ leen di assister rek problème la boo jëlee action sociale du def lu dul aide dans le domaine de la santé comme on dit mais liñ ciy jàpp moom mooy action sociale éternel assistanat la assistance à vie la donc c'est un moment boo xamante ne je pense que dañu war a réclamer ñu defal ñu suñu ministère de tutelle boo xamante ne comme le ministère du développement et de l'équité bi nga xam ne moo yor carte d'égalité des chances yi yore li nga xam ne mooy la couverture maladie universelle donc au lieu que ñuy teg handicapé yi rek ca nga ministère ba nga xam ne dañ leen di assister il faut que ñu indi ñu ci équité sociale ak développement parce que li ñu seetlu moom mooy assistance bëggatuñu ko te le président de la République dafa wax dans le PSE autonomisation nous voulons être autonomes autonomisation lañ toll. ci ndimbal bu ñu nar a def ngir jox ko askan gi le association yi nit yi nga xam ne ñooy dund ak laago di woote gouvernement bi le nañu fexe ba kenn bu mu jàddal ndimbal boobule. mais xam nga proposition baax na li may faral di wax ci projet yi mais mise en œuvre bi moo des su jotee lu dul ñu def li nga xam ne moom lañ leen sant des fois dañ koy détournement d'objectif lay doon li taxoon mu tax a jóg duñ ko def donc dañuy lancer appel rek fonds yooyu président prévoir pour dans le domaine social mu dem fa mu war a dem. ngir moytu tolof-tolof yi nga xam ne couvre-feu bi indi na ko ci nit ñi nga xam ne ñooy yelwaan te di dundee laago ñi nekkee ci association bi le jóg indi ay ndimbal yi nga xam ne ay dund la ci njaboot yi nga xam ne toll nañ ci juróom-ñaari fukki njaboot ak juróom yi nga xam ne ñëw lañ rek ngir jàppale leen ngir ñoom ñu mën a toog seeni kër. ni ma leen ko junjee ci boppu xibaar yi Hissène Habré génn na ci kaso bi waaye nag ci diirub juróom-benn fukki fan tey nag suñuy ndaw dool danañoo dem ba Wakam ak Almadi nga xamante ne fa la ami kër waxtaan fa ak askan wa fa nekkee ñenn si ñoom doon nañu bañ sax ñu teg koy daan ci atum 2016 ñenn la di xalaat sax ne parparloo dafa am ci àtteb Hissène Habré maam Abdoulaye Kassé Barasso. rue 201 bu Wakam fii la benn ci ñaari kër yu Hissène Habré yu nekk fii ci Dakar daal di nekk boo taxawee ci angle bi rek daanaka da ngay séen garab yu gudd yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci biir kër gi fii nag askan wi kontaan nañ lool ci lu ñu bàyyi ki nga xam ni moo fi nekkoon njiitum réewu Tchad ci atum 1982 jàpp 1990 sëñ bi moom jàpp na ni bàyyi ndëgandiku bii ñu bàyyi ki nga xam ni moom mooy Hissène Habré loolu lee politique kese moo ko lal ndaxte kii di Hissène Habré waratu woon tëdd benn yoon ci kaso bi. yëfu politique la rek waa ji kenn waru ko woon sax tëj. di profité ci coronavirus naan dañuy waaj 2 mois affaire yooyu fii ak 2 mois kenn dafa xamul sax ndax àddina tukkiwul ah bon peut-être que nit ñi dinañ ko jàppee lu baax mais dafa warul woon sax nekk en prison man loolu mooy sama xalaat. beneen sëñ bi tamit di ko feelu moom li mu xamle mooy que ni jamono ji ki nga xam ni moom mooy njiitum réewu Tchad di Idriss Déby
moom moo waroon a nekk ci place Hissène Habré ndaxte moom mile deful dara. li ñu libéré Hissène Habré ñun ñëpp kontaan nañ si parce que nit ki aussi ku sa dëkkandoo la Hissène Habré bu ñu ko jiiñee moo def man je ne suis pas d'accord. Hissène Habré nekkuloon sur le terrain di jàpp di rey ñeneen ñi doon jàpp di rey ñal nañu waxante dëgg. Hissène Habré bu ñu ko jiiñee moo def man je ne suis pas d'accord. Hissène Habré nekkuloon sur le terrain di jàpp di rey ñeneen ñi doon jàpp di rey ñal nañu waxante dëgg. ñi nekkoon au front ñan la ñi nekkoon au front ñoom ñoo war a taxaw wax assumer leur devoir ñoom ñoo war a assumer li ñu def. Qui est le chef d'état-major? Qui ordonnait les militaires? Qui ordonnait les gendarmes? Qui ordonnait la police? C'était qui? C'est le président qui est là-bas. fii ci Almadies la beneen këru Hissène Habré nekk mu doon kër bi nga xam ne nag booy seet moo gën a yaatu fuuf këram bi nga xam ne moom moo nekk ca Wakaam mbedd mi ni selaw sëñ bi dëkkandoom la moom nag minul bu baax Hissène Habré wante moo ngi rafetlu bàyyi buñ ko bàyyi. man de wax dëgg yàlla xaw ma ko su ma la waxalee dëgg rek fii ba ma fi buñ fi ñëwee ba tey mosu ñoo tegante bët avant muy ñëw fii sax fekk na mu nekk foofu bi ma ñëwee laa xam ne fii mooy kër Hissène Habré doomu aadama bu nekk bu sañ ci libération lay nekk comme yàlla dogal na li nekkoon ci moom sunu borom tege na ko mu ngi ñëwaat ci njabootam bu nu ko gis déggee dañ koy rafetlu rek pour 2 mois mais bu nu sañoon naa mu génn comme ñëpp libéré comme seen njabootam. Hissène Habré chambre africaine extraordinaire yi ñoo ngi ko daan girum dundam ci atum 2016 ngir crime de guerre ak crime contre l'humanité gannaaw ba nga xam ni moo ngi doon diriger Tchad ci atum 1982 jàpp 1990. Maam Abdou Guèye Kassé jërëjëf ñu àddu jëmee ci wàllu tàggat yaram njiital Saint-Louis basket club moom daal dina gàgganti ñi nga xamante ne dañu ko doon song di xamle rek ne dafa teggi pexe ngir mën a delluwaat ci boppu fédération bu basket Baba Tandian daal si yokk rek xamle ay mëbëtam ci boppu Saint-Louis basket club Baba Tandian la ñuy teewlu ci micro Momar Alice Niang. bi may jël Saint-Louis basket club jëluma ko sur un coup de tête comme ni ñu yaakaar ne dama jël Saint-Louis basket club pour tëb pont bi pont fédéral ne suruf dem daanu jëm Marie Ndiaye ba pare jaxase carte yëpp foofu non c'est pas ça dara intéressé wu ma foofu te dañ ko xami aussi li ma intéressé moom mooy fii et je veux faire en sorte que les yeux di ko tubaab bi waxee les yeux muy am une fixation des yeux ici le basket à Saint-Louis ba kenn du xalaat sax le basket qui se trouve à Dakar parce que comme on dit man toppatoo ma leen li ma toppatoo moom mooy Saint-Louis nitu basket la international la professionnel la j'ai joué pendant 12 ans en Europe nekk naa fi président fédération nekk naa fi sponsor mécène de ce basket là pendant 30 ans donc je crois que xam naa quand même luy basket te ak maire de Saint-Louis vraiment mon ami Mansour vraiment bëgg na jàppale basket bi te wan na ma ko bon je pense que il faut un peu pour réussir te réussir boo nag dañ koy wax rek ne que vraiment ñun déwén dañu bëgg a bâtir benn équipe pour gagner le maximum bu ñu mënul gagner lépp gagner le maximum mais man suma xel ci lépp laa ko teg parce que suma ambition moo mel noonu et puis éventuellement dem Afrique parce que aussi ça sert à rien nga gagner coupe gagner championnat ba pare jënd sa boisson naan fecc sa bien ba pare waa jeex na après l'année prochaine nga remplir mais où est l'intérêt du basket en fait. tolluwaayu Covid-19 ci diwaan yi ci Sénégal tey dañuy daal di lagg ba Ndar daal di xool na mu fa tëddee ànd si nag ak Momar Alice Niang. jërëjëf soxna Oumou Khayri Bass xibaar yu aju ci jàngoro ji di coronavirus fii ci diwaanu Ndar liñ ci mën a wax rek bokk na ci ni ñeenti cas yi nga xamante ni moom la ñu amoon fii ci diwaan bi amul lenn lu ci yokku donte fële nga xamante ni moo di ci diwaanu Dagana am na ay prélèvement yu ñu fa defoon ba yónnee ko ci Institut Pasteur waaye nag bi résultat yi ñëwee lépp dafa daal di négatif fii nag ci dëkk bi ci biir commune bu Saint-Louis ñu nemmi ko fi élan de solidarité bu nga xamante ni vraiment lu ñëpp rafetlu la ndax gis nañ ni mboolem couche yi nga xamante ni ñoo nekk ci société bi moo xam ci commerçant yi délégué de quartier yi conseil de quartier yi ba ci ay mécènes ñu ngi dajale lu ñu am ay bonne volonté mu jëm ci détergent yi mu jëm ci gel hydroalcoolique mu jëm ci li nga xamante ni moo di saabu bi di ko yóbbu nag fa li nga xamante ni moo di ci commune bu Saint-Louis ngir nag ñu jox ko ñi nga xamante ni xëy na seen doole jotul seen ginnaaw mu nekk nag mbir mu nga xamante ni vraiment Saint-Louis
lu ñëpp rafetlu nañ ko jamono yi nag waa Kër Docteur ba tey ñu ngi des di woo ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ñu gën a farlu waaye it gën a dëppoo ak li nga xamante ni moo di ay terey Kër Docteur ngir ñu mucc ci jàngoro ji nga xamante ni moo di coronavirus soxna Oumou Khayri Bass. moom ak Alice Niang jërëjëf si noonu sax la ñu ndax keppe bi la jotaayu xibaar mbokk yi jërë ngeen jëf si teewlu gi si kanam tuuti beneen jotaayu xibaar ngeen di ci ànd ak Assane Gueye jërë ngeen jëf.